jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futurs Médias seen émission sama kër ñu ñëwaat ji ci samedi ji daal di leen kon indi ci reportage yi nga xamante ni moom la ñuy faral di def mu ñeel kon wàllum foncier ak wàllum immobilier kon tey jii nag dañoo daal di wàcc si terrain bi daal di ànd kon ak waa Descos nag mooy direction bu ñu dénk kon surveillance des sols ñoom mën nañu wax sax ñoom ñooy les policiers wala les gendarmes donc du foncier tey nag dinañu ànd ak ñoom ci ay démolition yi nga xamante nañ ko amal fii ci Faaru Mamel parce que boo leen gisee bu baax daanaka ñi ngi ci wetu kon li nga xamante ni moom mooy Faaru Mamel yenn occupation yu fi rek daal di am mu nekk ay occupation yu tegut ci yoon loolee nag tey jii nañ ci ànd ak waa Descos lan mooy liggéeyu Descos lan mooy kon seen ay kon mission loolu yëpp kon danañ ko rek daal di xam tey jii seen émission sama kër ñu ànd ci nag ak njiit la di colonel Ndiaye te nag lu leen kon réeroon lépp ci Descos ak image bi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di refléter ci askanub Sénégal loolee nag dina leer may fàttali ne Descos nag depuis 2004 lañ ko rek daal di créer ñu dem. alors gis ngeen image yi nga xamante ni jot na leen ko wan gannaaw ba ñu nuyoo ba pare commencé nañu daanaka liggéey bi gis nga ñu ngi rek daal di génne li nga xamante ni moom mooy pot de fleur yu nekk fii ci wetu Faaru Mamel mu nekk nag benn opération désencombrement wax naa leen ko dañ ci ànd kon tey jii nii ak waa Descos fii nag dafa nekk benn zone bi nga xamante ni zone à problème la parce que fan yi dégg ngeen ñu bëri daal di kon génn ngir ñaawlu li ni mel am na sax association des géologues ñoom nee nañu kenn amul droit tabax ci wetu kon faar bi parce que ba léegi li nga xamante ni moom mooy volcan bi mi ngi ci te kon yenn construction yi mën na rek daal di yëngal loolee kon ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy rek opération bi gis ngeen commencé nañu ko kon engin bi mi ngi rek daal di dindi li nga xamante ni moom mooy occupation illégale maanaam la ka dale kon ci jaaykatu fleurs yi la ka dale kon ci yenn mbaar yu ñu doon def wàllum mécanique ak yi ni mel yenn vulgarisateurs yi famille yor restaurant yi ñoom ñëpp kon jëlee nañ leen ko fi voilà oto baa ngi nii peut-être voilà colonel Ndiaye moom moo jiitee kon li nga xamante ne moom mooy Descos colonel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ziare. vraiment merci ci li nga ñu permettre kon ñu dund ak yéen li nga xamante ni moom mooy opération déguerpissement bi fii ci kon Mamel peut-être avant ñuy wax lan mooy Descos expliquer un peu lan moo xew fii. voilà li fi xew bon ñëpp a ko xam parce que déjà ay fan a ngi nii li nga xamante ne mooy Faaru Mamel dafa lëmbee actualité bi te boo seetloo depuis 2015 ñu ngi xeex di def suñuy kem kattan pour que li nga xamante ne mooy diggante goudron bi ak faar bi kenn bañ ko occupé mais li ñu naan c'est la goutte qui a fait déverser le vase dañuy jékki ci gis ay entrepreneur ñoo commencé songu faar bi di ko attaqué pour mën a gagner ay espace de terre loolu nag nekk loo xamante ne ça a choqué tout le monde population yi bi ñuy wooyee le responsable du phare également ki nga xamante ne mooy gérer patrimoine bi bi ñu alerté on a tout arrêté et on a informé les autorités de la situation aujourd'hui nag dañ fi ñëw tey pour donner un coup d'arrêt dakkal li nga xamante ne moom la ñu fiy def pour que diggante phare bi ak goudron bi ñu mën fi defar un espace aménagé au bénéfice de tout le monde xam ne ëllëg si biir ku fi romb di nga xam ne Sénégal kat am nañu gis-gis am nañu yëg ci li nga xamante ne mooy suñu histoire ak mooy suñu patrimoine moo tax fii ba ca tànku phare ba du ñu bàyyi kenn mu fi installé wu dootuñu bàyyi kenn mu fi toog loolu moo waral tey ñu engagé tous ces moyens qu'il faut pour libérer cet espace. justement yéen a ngi koy rek daal di libéré sànq wax naa ko maa ngi gis buñ ko xoolee léegi ci image yi nit yi di daw dem di jëli seen ay bagages di ko mën a rawale xanaa yéen moom jotu leen woon waxtaan ak askan wi fi nekk pour ñoom ñu mën a kon daal di jël seen ay matukaay pour ñu mën a moytandiku li fi xew tey suba. xam nga ñun ñi moom ba léegi dama yaakaar ne xamaguñu lan mooy importance sommation avertissement la parce que bu ñu xasee ba sommé rek jàppal ne bés bu yàlla sàkk mën nañu jékki-jékki entamer suñu liggéey. boo gisee semence ñu koy def c'est pour ñu mën a respecter deux situations d'abord mën a préserver li nga xamante ne ki ñuy déguerpir mën na ko sauver mais également respecter le cadre légal et réglementaire ci suñu texte loolu la ci bokk mën a déguerpir nit mën a tëj këru kenn tant que au préalable joxoo ko sommation pour mu jël ay dispositions pour mën a fagaru jóg balaa ñuy ñëw mais ni nga ko constaté nii moom la ñuy gis chaque jour et à chaque fois c'est comme ça dañuy retarder parce que dañ ciy doxal yërmande pour ñu permettre leen ñu génne seen i bagages
mais tant que enjeu yi taxawuñu rek kenn du bouger voilà moom ngeen constaté. situation bi donc de toute façon situation wu phare des Mamelles dinañ ci daal di gën a waxtaan peut-être si yeneen émission sama kër la lay doon mais peut-être tey colonel c'est l'occasion pour ñun ñu daal di xam kon tey jii nii lan mooy DSCOS bu ñu nee DSCOS mooy direction bu ñu dénk surveillance su sol ak lépp lu jëm ci wàllum tabax maanaam mun nañ ko wax comme ni ma ko waxee sànq en introduction ne yéenay policier wala gendarme yi nga xamante ni yéen la ñu dénk wàllum foncier. voilà exactement ni nga ko wax rek noonu la ay gendarme lañu mais la mission c'est une mission de police. mission de police boo ko dégg nag mooy dañuy aar bi fi aar yem mais bu ñu demee nag bi nga xamante ne aar kaaraange mu ngi bëgg a sooxe dañuy def lu ñuy wax action curative dañuy faj góom bi dañuy dem fa muy méttee ñu def fa teg fa suñu baaraam pour que ñëpp xam ne yoon am na boo ko jalgatee am na lu yoon prévoir ñu teg ko sa kaw suñu mission nag dañuy nekk ab pàcc ci état du Sénégal boo xamante ne am nañu mission bu am solo ci wàllu foncier ak wàllu dëkkuwaay ak dëkkin wi moo tax dama am mbégte ci sa émission sama kër dama ci am ñaari jàngat yoo xamante ne c'est important à chaque fois su ma la suivre à la télévision image boobu laay am à chaque fois te c'est ça qui me revient à la mémoire sama mooy li nga moomeel le patrimoine dama koy analyser sous l'angle du droit et du titre bi nga xamante ne moom nga war a am balaa ngay tudd kër mooy dëkkuwaay cela veut dire quoi dëkkuwaay ñaari mbir da ko lal mooy le titre de propriété yaa xam acte d'affectation la d'une commune yaa xam bail bu la état jox la yaa xam titre foncier boo moomal sa bopp wala bu la un particulier jaay wala nga un permis d'occupation précaire bu loolu weesoo dëkkuwaay bi ak dëkk bi dafa am lu mu laaj ci réglementation loolu xam naa mooy sama kër dama ci bég parce que lii sama émission la sama kër mooy presque sama mission en tant que DSCOS le type de propriété comment l'acquérir boo ko jotee nooy def bi li nga moom nekk sa njëriñ nekk njëriñu askan wi nekk sa njëriñu njaboot. de toute façon xam naa ne benn émission sax du kon doy pour ñu daal di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy DSCOS parce que seen mission yi bari na juste fàttali ne ko depuis 2004 la ñu daal di instauré daal di créer li nga xamante ni moom mooy DSCOS mais seen liggéey bari na ñu ci bëri nag peut-être xamuñu mission yi nga xamante ni yéen moo leen tax a jóg sànq yaa ngi koy wax nga waxum prévention ci prévention boobu sax colonel dañuy ànd ak mbokku téléspectateurs yi ñu xool kon sensibilisation yi nga xamante yéen a koy def ci région yi rawatina nag ci bët Saloum Sénégal ñu xool boobu élément ñëwaat. maa ngi tudd Malang Gassama maire commune bu Toka Maracounda tey vraiment mbégte la ci ñun di dalal gan boo xam ne ni yàgg nañ di ko séntu ci suñu commune maanaam DSCOS maanaam ci wàllu foncier ci lotissement yi donc DSCOS suñu assister suñu gunge suñu accompagner na nekk liggéey boo xam te ni bu jaar ci yoon la bu liggéey bu set la liggéey bu normal donc loolu moo tax vraiment seen ñëw bi tey daf ñun au nom du conseil municipal de Toka Maracounda ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm lii vraiment def leen déplacement inutile c'est un déplacement qui mérite vraiment qui a une portée très très positive dans l'accompagnement des communes. Alors c'est aussi une meilleure collaboration. La commune, les collectivités locales, territoriales doivent collaborer avec la DSCOS qui voit le foncier. Donc si cette collaboration se vérifie aujourd'hui, vraiment on remercie beaucoup. Donc c'est dire que nous voulons une collaboration avec l'administration, rapprocher l'administration des administrés. Donc DSCOS tamit ñu ngi leen di seen ñu ngi leen di xaar si toutefois que vos demandes tombent sur nos tables, très rapidement on va diligenter et on va accueillir DSCOS dans nos communes. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan ngeen dellu ci jàmm ak seen famille et tamit ñun tamit ñu leen di séntu fii leen xaar pour ngeen ñëw dëkk si ak ñun ci wàllu liggéey bi voilà vraiment tey kontaan nañu torop. alors colonel gis nañ image kon sensibilisation bi donc aussi c'est important. c'est important parce que askan wi moo ñu tax a jóg li ñuy def bu fekkente ne xamuñu ko du am njëriñ.
mu nekkoon nag yenn ci ay leeral yi nga xamante ni moom colonel Ndiaye bu Descos indi woon na ko surtout nag rawatina ak image bi nga xamante ni ñu bëri ci sénégalais yi ñu ngi koy rek daal di amal ci kon wàllum Descos ne nag li ñuy yàq gën la ñuy defar mu nekk nag ab gis-gis bi nga xamante ni àndu ca ndaxte laata ñuy def faw ñu daal ci waxtaan ak askan wi la ñu duppee kon préavis ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a kon daal di kon foofu fi ñi nga xamante foofu la ñu war a intervenir ñu ko fay rek daal di amal saa su ne tax nag ñu daal di tàll suñu micro ñenn ci ay dignitaires yu nekk foofee ca Wakaam ñu déglu leen ñëwaat ci émission bi. ma ne lii nii dañu si kontaan Wakaam kontaan na Ngor kontaan na Yoff kontaan Sénégal kontaan parce que lii nii ba seetee am na laa xamante ne warloo mën a am fekk phare bii nga xamante 1867 defe naa lañu ko inauguré son maam Njeñ Ndooy moo ko kële ko defaroon Mboor Ndooy moo ko inauguré ak tubaab bi amul la noo def la gor si suuf di ko màbbal lii xamante ne Sénégal gépp ko bokk njariñ li sax ñun xamuñu ko ba noo dox fii xam nga kañ nga kaa xam boo demee ba si sa bay jaar géej di dem ba gis Maliens yi ni ñu nañu tafoo sa kii ba gas foofa nga gis lu ñuul moo fay génne nu ne dañoo ut ay xeer yenu bombe ne tànk di ko def si ay saaku la yóbbu wax na noo wax ba la bëgg a dee tey jii ñu ñëw gis fii nu ne dañ kaa gor ne dañoo uti kër espace bii fi nekk si réew mi du jeex la tax nu bëgg a jël fii def ko parce que niñ ko bëgg a yàqee ni doon sotti Descos la ñu gërëm Descos gërëm gendarmerie Wakaam lii nga xamante ne moo nekk nag nun dañu ñëw pour représenter Wakaam wane ne waa Wakaam yàgg nañoo bëgg la mel nii président lii itam dañu wan ne président bari na yoonoo def si réew mi du ko yëg gis naa bii bi mu ko yëgee rek la uti garab naka si paj mu jeex wala déet te lii si defaram réew la. man la Jaraaf Alioune Gueye Jibril waaw ñu ñëw fii tey daje fi muy lu nga xam ne yàlla dafa def ñu xeex ko ba am ci résultat muy lan mu mooy defe naa ne république bu toll ni Sénégal ak phare de Mambel li mu représenté bu nu demee ba mën a jël ay baay di ko jox ay doomu aadama ñuy xolli phare bi defe naa ne loolu dara gënu ko rëy. lii am ndëkk dama bëgg ñi ne xam na ne Wakaam ñoo xeex lii dañu ànd jaraaf yi dem alerte Descos jël ay matuwaayam ba lii mën a am suñu taxawaay ndëkk mooy defar dëkk bi lépp luy defar dëkk bi moo ñu ñor si la ñu ne si la ñu mànkoo di ko def. parce que il faut que ñuy dénoncer tant que dénonciation doo am rek kii di yàq du arrêté Wakaam ndëkk nañu xam ne ñun suñu taxawaay yëpp pour defar la fii parce que nit ku ne mën nga gisee du la neex fii jaraaf yu su jaayul ban jaayuma keneen jaayul xeex bi yëpp pour lan la garder suñu patrimoine bi bu ëllëgee mu mën a nekk un jardin bu nga xam ne ku fi doxantu mën a fotowu ci phare bi mën a def leneen ñu ngi leen di sant di leen gërëm lépp lu nga xam ne nag jekk na nañu xam ne dafa rek la parfois nag il faut affronter le mal pour avoir du bien on est dans cette chemin là te ñu ngi ñaan képp ku nga xam ne doomu aadama nga dëkk ci dëkk bi na xam ne ñun suñu jubluwaay yëpp moom mooy defar mooy suñu jubluwaay. alors gis ngeen kilifa yi li ñu wax kon ci kon surtout problème yi nga xamante ñu ngi koy am ci wàllum foncier fii mais aussi Descos li nga xamante noonu la ci rek daal di liggéeyee tout ça nag pour rek wax ne dañu bëgg rek juste sénégalais yi mën a comprendre lan mooy kon seen liggéey ni plus ni moins mais ñoom ñu mën a am comprendre bu baax a baax li nga xamante ni mooy li xew ci wàllum foncier peut-être ay benn émission du doy ngir daal di peut-être expliquer lan moo xamante ni moom mooy seen mission. mais tey jii nii ba ñu ñëwee dafa am lu nga xamante ni benn organisation bu ñu fi gis colonel boo xamante ni du rek waa Descos ñi nga xamante ni ay hommes de tenue lañ mais da ngeen a impliqué gendarme yi pour ñu mën a sécuriser lu jëm ci wàllum nit yi mais aussi biens yi.
voilà noonu lay demee sax à chaque fois bu ñu amee genre opération yi ay fan ci ginnaaw dañuy daal di informer préfet informer sous-préfet wax ak gouverneur def un compte rendu à notre tutelle ba pare def lu ñuy wax une demande de renfort à la gendarmerie ou bien à la police pour l'aspect sécuritaire pour ñi nga xamante ñoo yore engins yi mën a liggéey seen teeyu bakkan ñun ñi nga xamante ne aussi ñun comme yéen ñoo fi nekk ngeen mën a liggéey te kenn du fi gaañu kenn du fi am dara lu ko naqari moo tax ñuy impliqué ñi nga xamante ne ñooy force de défense et de sécurité li escadron gendarmerie la bu ñu en renfort tout le temps fu ñuy dem dañuy accompagner police également bu ñuy intervenir dans zone côté police le commissariat territorialement compétent dafay taxaw teew donc amul dara lu ñuy def tey te ñoom yëguñu ko on travaille la main dans la main avec la parfaite cohésion pour l'intérêt général des populations voilà. lépp lu leen jaaxal kon ci wàllum kër wàllum dëkkuwaay wàllum environnement mun ngeen kon daal di wax ak waa Descos damay joxe rek juste benn exemple ñaari dëkkandoo yi nga xamante ni seen mur yi dañoo rek daal di jegewoo am kenn ku ubbi kon fenêtre am ci sa kër loolu daanaka sax ci wàllum loi loolu yoon nangu ko léegi bu nekkee bëgg ngeen ku ci rek daal di intervenir par exemple mun ngeen kon daal di saisir waa Descos ci des bu ñu nee Descos nag mun ngeen peut-être daal di def plainte au niveau donc du procureur de la République ñoom ñu mën a diligenter mais juste pour vous dire que ne que liggéey yi bari na la ñu war a kon daal di wax ci Descos bari na exemple yi bari na mais tey jii nag li waraloon kon émission bi mooy ñu xool un peu ñoom nu ñuy rek daal di def ci wàllum liggéey bi rawatina nag fi nga xamante ni moom moo nekk Mamel mu am benn occupation illégale ñu bëgg ko rek daal di dina ñu ànd ci ak ñoom tey ci liggéey bi peut-être ñu tëj peut-être avec un dernier mot du colonel peut-être un message de sensibilisation ak aussi ñu peut-être changer image bi nga xamante ni ñu ngi koy daal di amal ci Descos parce que du ñu rek ay yàqkat mais voilà ñuy kon daal di détruire il faut kon ñu teg ko fu leer. ça c'est vrai image bi nga xamante ne moom la ñenn ñi am parce que xam nga loi dafa xaw a doy waar à chaque fois boo traité un cas jàppal ne am nga ñu lay applaudir mais am na ñoo xam ne dañu am ay grincement de dents parce que atte moom il faut mu am ku nekk ci dëgg ak ku nekkul ci dëgg ki nekk ci dëgg day daal di am satisfaction xam ne état du Sénégal am na ay structures yoo xamante ne ñu ngi fi pour doxal loolu mais ki nga xamante ne aussi newul ci dëgg noo def day daal di nekk sa noonu ça c'est évident mais li ma bëgg ñu xam mooy askan wi moo ñu tax a jóg sama kër mooy balaa ngay dugg ci transaction foncière ou domaniale na nga xaar bi am kayit bu wóor balaa nga jënd suuf demal ci notaire nga def sa transaction foncière et tu es couvert lu mënta am ëllëg si biir notaire bi mooy dem wujji yow ton patrimoine ton économie est sécurisée moom lay wax ci Sénégal boo nekkee bitim réew moom lay wax suñu mbokk Sénégal yi nekk foofu lu ñu bëgg a def nañu dem ci notaire la ma ca tegaat mooy kër boo koy tabax ak fu mënti nekk utal autorisation de construire ba pare kër boo koy tabax xaaral ba am autorisation de construire loolu moo lay aar moo lay sécuriser moo tax même ëllëg si biir bu ko état naree toj dañ lay indemniser parce que administration moo la jox ay këyit amatoo problème dina tax aussi li nga wax sànq ñu mun ko éviter ubbi ay balcon ci biir këru jàmbur muy créer problème d'intimité par rapport au voisinage loolu day tax loolu du am kër boo koy tabax am na lu ñuy wax coefficient d'occupation du sol mënoo jël 200 mètres carrés tabax lépp ba mu fees am na lu ci code de l'urbanisme wax autorisation day tax loolu doo ko def bu dul dara sax mur de clôture boo koy defar dafa am fu mu war a tegu autorisation de construire day tax nga jaar fa nga xamante ne moom la loi jox comme sañ-sañ nga def ko. boo ko amee ba pare nga taf ko ci buntu chantier bi parce que ça aussi c'est important na nga ko taf ci buntu chantier bi pour ñu mën a xam ne que am nga autorisation en bonne et due forme et même sax booy c'est-à-dire que transformer waat sa kër même sax bu nekkee néeg da ngay wut autorisation de construire c'est important de. yow dama yàgg léegi nag moom vraiment experte nga yow yaakaar na waa urbanisme war nañ la copter ngay jox ay avis ci affaire yi parce que am nga ci xam-xam vraiment bu yama mbay loolu dafa am solo trop parce que li waral coow lépp mooy loolu mooy ñàkk a xam ki xamul nag dañu am devoir xamal la c'est très important voilà c'est très important. En tout cas, merci colonel. man maa lay remercier. À nous revoir. À nous revoir sama kër suñu mission la lu ñuy defati
dañ leen ciy boole yéen également lépp lu ngeen yaakaar ne bu ngeen ci wooyee dinañ ci intervenir pour gën a yaatal mbir mi aussi gën a yee Sénégalais yi nous sommes à votre disposition. De toute façon, colonel, di ma lay wax rek du ma la ne ba ci kanam mais ba ci kanam léegi dans un court terme on va essayer de voir un peu ce qui se passe derrière. En tout cas merci beaucoup colonel ci waxtaan bi. De toute façon on va revenir ci yeneen i émission incha allah ak yeneen gi merci colonel. Alors gis nga waxtaan bi nga xamante ni sekk nañ ko ak colonel Ndiaye moom moo jiite kon Descos li mu wax c'est important Descos nekku fi rek pour xëy rek daal di teg ay caterpillar pour rek daal di toj seen mission aussi bokk na ca wàllum prévention lépp li nga xamante ni dañoo jàpp ne nekkul yoon ci wàllum tabaxin ci wàllum dëkkin dañ ci rek daal di intervenir sànq maa ngi joxe kon exemple ñi nga xamante ni ñoom ñoo am kon seen ay dëkkandoo yu ubbi kon ay fenêtre kon ci seen kër yi wala ci seen véranda yi loolu yëpp kon danañ ko waxtaanee ci yeneen i sujet seen émission Sama Kër peut-être ce qu'on va faire mooy ñu won leen kon image u démolition bi nga xamante ni moom moo am fii ci Faaru Mamel gis ngeen yenn image yu ñu leen wan dinañ leen wanaat peut-être ci kanam yeneen i image pour wan leen avant après démolition naka la rek liggéey bi daal di demee mais dafa wax lu am solo yéen ñi nga xamante ni yéen rek daal di tabax yéen ñi nga xamante ni yéen a am kër am ngeen ay droit yi nga xamante ni yéen a ko rek daal di am loolu il faut ngeen rek daal di koy xam te ci loolu nag ñoom am nañ ci yu bëri yi nga xamante ni dañ ci rek daal di intervenir ñoom waa Descos am nañu ay antenne un peu partout au niveau des régions loolu yëpp incha allah danañ ci daal di yegsi ci seen émission Sama Kër mais peut-être avant ñu leen di won image avant après ñu ñëw ak yéen ci page de pub ñu ñëwaat. Alors merci à nos partenaires ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci émission Sama Kër BHS Banque de l'Habitat du Sénégal mais aussi Socosim Industrie ñi nga xamante ni ñi ngi wéyal kon di daal di jàppale askan wi ci li nga xamante ni moom mooy seen ay domaine ñii ci wàllum banque ñeneen ci wàllum ciment di leen ci gërëm bu baax a baax kon nag ñu tëjee kon wàllum image yi nga xamante ni moom mooy désencombrement bi ñu doon amal sous haute surveillance policière parce que gendarmerie ñi ngi fi woon pour rek daal di sécuriser les personnes et les biens buñ ca paree ñu won leen kon ba ñu démolir ba noppi li nga xamante ni moom mooy résultat bi di gërëm bu baax a baax équipe bi ma àndaloon tey jii ci seen émission Sama Kër di leen jox dig daje incha allah beneen yoon ci beneen émission